leen di jaajëfal ci seen teewaay ci suñu conférence de presse bi ñu fas yéene def ci contexte 1er mai ku xam 1er mai moom mooy xam ni moom mooy feetu bépp liggéeykat lii nag tàmmuñ ko gis parce que bu njëkk ba 1er mai bu daan jot yeneen liggéeykat yi ngay gis yeneen syndicat yi ngay gis tey jii nii syndicat bi ñuy wax SYCTRAS muy syndicat bi nga xam ni moom moo ëmb mbooloom inspecteur ak contrôleur du travail et de la sécurité sociale nekk Sénégal ñoom ñoo fas yéene jàkkaarloog waa Sénégal waxtaan ak ñoom ci liggéey ci condition liggéeykat yi ak ci anam ñoom yi nga xam ne moom lañ koy liggéeyee fan yi yëpp boo leen amee seetlu di ngeen gis ni tension yi am ci entreprise yëpp turu inspection du travail dafay ñëwaat ci kanam te turu inspection du travail bu ñëwee ci kanam dafay doon lu jaadu parce que li ñu dénk inspection du travail moom moo ko waral may fàttali ni liggéeyu inspection du travail dafa nekk di dem ci entreprise yi di càmbar di xool ndax liggéeykat yi ak anam yi ñuy liggéeyee est-ce que dëppoo na ak yoon wala dëppoowul ak yoon bu fekkee dëppoowul ak yoon ñu am ay saafara yu ñu ci war a indi loolu moom mooy liggéeyu inspection du travail moo tax ñu ni tey jii ni ay liggéeykat bu nu jaaxlee bay wax ci inspection du travail dafa nekk lu jaadu dem nañ ci sax ba léegi ñu ci bëri dañoo jàpp ni wala ñuy laajte ni est-ce que Sénégal am na inspection du travail wala est-ce que inspecteurs yi ngi def seen liggéey na mu waree yooyu yëpp bu ñu koy dégg tamit ñu dem ci sax ba ñenn ñi jàpp ni inspecteurs yi ger moo tax seen liggéey duñ ko def ni ñu ko war a defee dafay jaar yoon ñun tamit ñu woote en tant que syndicat bi nga xam ne moom moo ëmb inspecteurs yi ak contrôleurs yooyu noonu ñu woote waxtaan ak waa Sénégal am ay leeral yu ñu indi leeral yooyu noonu dañ koy indi pour yaakaar ci buñ ci génnee saafara mën a am tey jii kenn mënatul naatable njariñu bi inspection du travail am Sénégal amul benn coow boo fi dégg ci entreprise bu saafaraw te loxo inspection tegu ci mu doon lu nit ñi yëg ak lu nit ñi yëgul bis bu yàlla sàkk dafa dem sax ba ñu tàmm ko di gis ci presse bi journal saa su ne di nga gis ay liggéeykat yu génn yu jàmbat mais loolu sax bariwul bu fekkee da nga koy comparer ak li nga xam ni moom la ñuy gérer ci ay conflits chaque jour ci inspection yi mu doon lu bari donc foofu njëriñu inspection amul luñ ci naatable dem ba léegi ñun suñu mission sax dafa jéggi loolu bépp donnée bi nga xam ni gouvernement bi bëgg na ko ci lu jëm ci wàllum liggéey fii la koy jëlee parce que ñun suñu liggéey dafa weesu contrôle bi suñu liggéey dafa dem ba ci dañuy conseiller travailleurs yi bu ñu amee problème seen bërëbu liggéeyukaay employeurs yi bu ñu amee jafe-jafe tamit am lu ñu bëgg a xam ci loi bi dañuy ñëw laaj ñu conseiller leen dañuy accompagner entreprise yi tamit pour fexe ba ñoom ñu dëppoo ak yoon li mu wax dañuy jubale liggéeykat ak njaatigéem saa bu jafe-jafe amee ci nañuy liggéeyee donc inspection du travail njëriñ gi mu am ci paix sociale bi amul naatable foofu ñëpp xam nañ ko dafa fekk ne nag da ngay liggéey di góorgóorlu ci benn mbir fekk jumtuwaay yi jotewul fekk doole gi jotewul fekk mën-mën gi jotewul ba ñu yaakaar ni yow kat sa liggéey yow yaa ko defeewul dama waree woon bu ñu egsee ci loolu nag ki nga xam ni dafa ñëw ci inspection du travail moom mën na bañ a xam li inspection mën ak la mu mënul lenn la xam mooy am na jafe-jafe nee nañ ko sa jafe-jafe ji kat boo bëggee mu saafara da ngay dem inspection du travail bu demee inspecteur bi mu fay fekk day jàpp ni kooku mooy mën a régler problème am bu demee ba ci biir gis ni kooku réglewul problème am mën na jàpp ni inspecteur bi kat daf ci wanewul Pastef gu war mën tax problème boobu saafaraw te fekk na ni liñ ci mën ak li ñu yoon jox ñu ngi koy def di ko matal tey jii nii dafa am leen li nga xam ni wax nañ ko fu ne
te du ren la commencé mooy wàllum pouvoir juridique yi ñu koy wax yenn jumtuwaay yi nga xam ne ci wàllum yoon mooy may inspecteur bi mu mën a def liggéeyam na mu ware pour ku jàdd yoon mu tegaat la ci yoon doole googu nag daf fi ñàkk depuis 97 te boobu ba tey ñi ngi wax noppiwuñu benn yoon pour fàttali nit ñi ni kat li ngeen di xaar ci ñun fi ñuy xaar bëgg inspection di fa àddoo bu fekkee amuñu doole gu war mën tax ñu fay àddoo tamit jafe-jafe yi dafay gën a yokk mu laaj nag ñu leeral loolu yëpp tey jii nii jafe-jafe bu njëkk bu ñu jànkoonteel inspection du travail mooy ñu nekk lim bu mat boo jëlee Sénégal ba mu daj li fi nekk ci ay inspecteur ak ay contrôleur nekk na téeméer ak fukk ak ñeent mu doon lu néew ci jafe-jafe liggéeykat yi di jànkoonteel lu néew sax léegi nag loolu laaj na ñu renforcer inspection indi fi ay inspecteurs yu bees indi fi ay contrôleurs yu bees te sax at yi yëpp ñu jàll ku waxal yàlla war na xam ni état bi mi ngi recruter ay inspecteurs ak ay contrôleurs dafa fekk ni kay état bi la muy recruter ci inspecteur lay dem ci inspecteur moo ëpp la muy recruter parce que saa bu demee ba recruter ay inspecteurs indi am ñeneen ñu dem léegi nag keroog président de la république dafa ni conseil des ministres mu ni ministre du travail mu fexe ba inspecteurs yi mu jox leen ay jumtuwaay mu fexe ñu am ay inspecteurs yu bari ñun ñuy fàttali kese ni tey jii nii mosuñu am problème mu recrutement at yi passé li ñu recruter bari na lool mais nag ay nit bu leen recruter ba pare dafa am ay conditions yi leen di teg rawatina ak boo nekkee inspecteur du travail ngay liggéey ci benn domaine bi nga xam ni ñépp ko soxla nga am xarañteef ba pare teg ci la ngay liggéey chaque fois nga ci boole xol bu rafet ba citoyens yi mën ci gis seen bopp su boobaa dafay jafe trop ñooñu nga mën leen téye te pour leen téye aussi il faut que état bi def ay efforts yi mu war a def pour inspecteurs yooyu mën a toog parce que tey jii nii état bi mënul dëkk ci di recruter ay inspecteurs ak ay contrôleurs te saa bu recruter ñu gis ni lay dem mooy bari ñay dem nag fan la ñuy dem ci organisation internationale la ñuy dem ci ONG la ñuy dem ci privé bi la ñuy dem parce que amaana foofu gëdd ba lañ fa jox ak payoor gañ leen fay proposer mooy ëpp fuuf sax li nga xam ne état moom lay teg seen loxo léegi nag ñu ni bu fekkee dañoo bëgg inspection du travail am ay inspecteurs ak ay contrôleurs dafa jaru tamit buñ ci wutee ñu wut ay pexe yi nga xam ne mooy tax ñooñu dañuy toog ci inspection yi liggéey fexe li population yi di xaar ci ñoom ñu mën fa àddu leneen li ci des mooy 2014 président de la République dafa waxal boppam ni kat seetlu na ni ministère du travail kenn toogu fa parce que dara neewu fa loolu moom moo ko waxal boppam mu dem ba ni sax man sax bëgg naa benn inspecteur du travail fii ci palais mais mënuma kaa am parce que fu ma demee ba xalaat diw ma jàpp ni kii kat xarañ na man leen woo leen ma ko ñu ne ma kooku dem na feneen dafa jar nag ñu toog ñu càmbar ñu xool nan la ñuy fexee ba inspecteur du travail yi ni ñoom ñu toog def seen liggéey ci anam yi nga xam ci anam yu mucc ayib bañ ci paree mu am lu ñuy wax pacte national de stabilité sociale et d'émergence économique bañ ko tegee ba pare mu am benn plan d'action bu ñu ci tegaale ñu càmbar problème yi inspection yi am yépp ni kat lii lañ ci war a def pour mu saafaraw buñ ko defee woon noonu njort nañ ni tey jataay bii sax mën na bañ a am parce que ñi ngi doon nekk ci ay conditions yi nga xam ne dina tax dinañ mën def suñu liggéey comme na mu waree loolu la ca président jublu woon ak lañ ca def ci ginnaaw gi bokkul te bëri na ay jéego yuñ ci dox pour leen koy fàttali te ba fàttali jotee am na ay kuréel yi nga xam ne tegoon nañ ko diggante SICTRAS mooy suñu syndicat bi ak ministère fonction publique ak ministère des finances ak ministère de l'habitat bépp ministère bi nga xam ne suñu revendication yi concerné woon na ko
ban ci demee ñu def ay lël liggéey ci ay bési bés ba mu des dul ñu toog tënk ni kat lii la ñu jàpp nii lañ ko war a defee bañ koy def nag dafa fekkoon ni gouvernement bi dafa waroon dem vacances août 2016 la woon ñu koy waajal ñun de li ñu seetlu mooy août 2016 bu gouvernement bi demee vacances ba tey ñëwaatagul parce que boobu ba tey ñi ngi xaar plénière bi ñu convoqué ko ñu mën a toog la ñu jotoon liggéey depuis lors ñu finaliser ko mais defuñu ko ministre Mariama Sarr bi nga xam ne moom moo fi wutu ki fi nekkoon ni Viviane Bampassi boobu ba tey bind nañu lettre bindaat lettre ba muy ñeenti yoon ba tey taxul ñu woonu pour kat la ñu liggéeyoon ñu tënk ko moo tax ñu jàpp ni président de la république waxam jooju mu wax lam ci jublu woon ministre bii ñuy wax Mariama Sarr matalu ko beneen bi mooy suñuy revendication nga xam ni bu ñu koy porter tamit dafa am benn ministre bi nga xam mooy suñu tutelle mooy suñu kilifa muy Samba Sy muy ministre du travail ñu waxtaan ak moom ay yoon ci li ñu soxal ci li soxal inspection yi ak ci li soxal liggéey bi nga xam ni moom la ñu war a mën def pour citoyens yi def nañ ko ay yoon ñu dem ba finalement ñu jàpp ni suñu ay revendication ni ñu jàppee woon ni moom noonu la koy yëkkatee yóbbu ko fañ ko war a mën a saafara lam ci waroon def yépp defu ko wala ministre du travail gi mu doon waroon na mën tax mu def ci lu ëpp li mu def nii moo tax ñu jàpp ni moom it wax jooju président wax lam ci jublu woon moom mateew ko donc muy ñaari mbir yi nga xam ni dafa tënk inspecteurs yi ba seen liggéey fa ñuy bëgg mu àgg du fa àgg parce que tey jii nii booy dem ci entreprise ni kat yow da nga bëgg a fexe ba liggéeykat yi anam yi ñuy liggéey mu doon anam yu mucc ayib da ngay tàmbale ci sa bopp day fekk ni su boobaa yow teg na la ci ay anam yi nga xam ni yaa ngi liggéey yu mucc ayib mais condition de travail ku ci am problème Sénégal ak ci loo mënti liggéey moo xam journaliste nga moo xam gardien nga moo xam femme de ménage nga loo ci am jafe-jafe moom la inspecteur bi di jànkoonteeg ci jafe-jafe loolu nag bu amee dafay jafe nga mën am yaakaar ci inspecteur boobu noonu ba tax na nag xalab bi fu ne lay jóge xalab bi dañ koy dégg danañu metti lool mais lu ci ëpp ñàkk xam day waral nit ñi di ko wax te boobu ba tey li ñuy am ci communication ministre bay génn wax gouvernement bay génn wax inspecteurs yi mosuñu jël kàddu wax ci comme ni ñu ci waxee nii moo tax nag ñu bëggoon profité ci 1er mai bi di xamal waa Sénégal ni képp ku am problème ci fa ngay liggéeyee parce que loolu yoon moo ko wax ñun bokk na ci li ñu njëkk jàngal dañoo jàngal fële ci ENA li waral droit du travail sosu li waral droit du travail sosu mooy dañoo jàpp ni liggéeykat ak njaatige bi moo ko ëpp doole bu ko njaatige bi ëppee doole yenn saay du ñàkk mu néewal ko doole te loolu pour ñu mën koo fànq il faut que mu am benn droit du travail nag dafa war a taxaw bu toll nii bu ñu bëggee néewal doole travailleur bi mu dox diggante employeur bi ak travailleur bi ñaar ñuy xeex boo ci bëggee atte day fekk yow aussi nga am doole goo atte te boo croiser say bras toog ni jàpp ni sa yoon nekku ci boo fekkee ku ëpp doole di néewal doole keneen boo attewul da ngaa sot looloo waral droit du travail bañ ko tegee ba pare ñu ne kat doyul parce que nit moo demee noonu chaque fois bu amee nu mu mën a violer loi bi da koy def ñuy nag dañuy teg benn inspection du travail bi nga xam ne moom mooy càmbar liggéeykat bi ci nan lay liggéeyee fexe ba ci biir bërëbu liggéeyukaayam ak ay àqam ak ay yelleefam ñu bañ ko salfaañee mais loolu dafa am lu mu laaj dafa laaj xel mu dal dafa laaj condition yu baax dafa laaj doole ci wàllum yoon parce que tey boo ñëwee pour ma saafara sa problème doole googu su ma ko amul la ma ci mën def laa ciy def du ma def mukk li nga xam ni yoon joxuma ko loolu nag doole googu ñuy wax jëm nañ ci ay liggéey yu baree mais boobu ba tey dañoo seetlu ni daal lu ñu commencé gouvernement bi du ko eggali
ñuy lancer un appel di wax ni situation bii ñu nekk ci nit ki ngay laaj résultat chaque jour mu la koy jox te joxoo ko moyens yi ko war mate ma jël si ñetti firnde bu njëkk bi en l'espace de 7 ans gis nañ ni contrôle yi jóge na 414 dem ba 4100 ak lu teg mooy maanaam ci ñeenti téeméer ak lu teg la jóge dem ba ci ñeenti junni ak lu teg loolu yëpp ay effort ak góorgóorlu moo koy def du ay moyens du ay oto yu bari de parce que oto moom ñaar lañ ci am mi ngi fii benn bi atelier mécanicien ba lay yendu parce que bu baaxul tamit munoo dem ci terrain bi dafa dem sax ba dañuy góorgóorlu ba ku ci nekk oto ba nga am moom ngay jéem a di ko dawalee pour def sa liggéey parce que bëggoo toog loolu mooy benn firnde bi te li may wax ci inspection bu Dakar bi nga xam ne Dakar li fi nekk ci activité économique kenn xamul lan la li fi nekk ci inspecteur bari na lool ñun la ñaari oto la am kon war nga laaj inspecteurs yi nu ñuy def pour matal seen liggéey ci wàllum conciliation ñu ni la tey jii ay yi ñuy fay ci diggante njaatige beeg liggéeykat bi bari bi nga xam ni lu ëpp ci 5 milliards ci transaction yi nga xam ne am na jóge ci loxo njaatige bi dem ci loxo liggéeykat bi loolu nga xam ne su boobaa kon liggéeyu inspecteur bi dafa tax parce que fexe na ba ay yu bari mu fay ko liggéeykat yu bari seen àq ak yelleef ñu mën ci jot beneen nag bi nga xam ni moom laay jël mooy wàllum wax naa ko léegi wàllum oto yi li ñu xamee inspecteur du travail bu njëkk mooy nga nekk sur le terrain Sénégal am na ay entreprises yi nga xam ni boo fa demee nga ni leen est-ce que mos ngeen gis inspecteur dañ naan la mosuñu gis inspecteur nga ñëw inspection du travail laaj leen est-ce que yéen a ngi dem ci entreprise yi ñun la bis bu yàlla sàkk ñi ngi dem ci entreprise yi loolu dafa am lu mu tekki mooy entreprise yi bari bi nga xam ni il faut que inspecteurs yi bari il faut que oto yi bari il faut que carburant bi bari il faut que xel mi dal ñu mën ko matal te loolu tant que egguñu foofu dañuy yuuxu rek bu 13h jotee am ñu génn wane seen pancarte kaas bu 20h jotee am ñu génnaat wane seen pancarte kaas ñu sànni xeer inspection du travail ban inspecteur la kenn xamu ko mais la ñu war a wax mooy est-ce que jumtuwaay ñu war a jox inspecteurs yi jox na leen ko ñun kat suñu syndicat dañoo jàpp ni foofu état ba am na li nga xam ni matalu ko te dañoo bëgg a profité ci contexte 1er mai bii pour xamal ni jot na état du Sénégal xamal waa Sénégal ci ban ministère du travail la bëgg am ban inspection du travail la bëgg am est-ce que dañoo war a wéy ci biir entreprise yi liggéeykat yi seen àq ñu koy salfaañe ñu dañoo jàpp ni déedéet est-ce que tey dañoo war a am njariñ ci inspection du travail ak ci bërëbu liggéeykaay yi nu muy doxee dañoo jàpp ni waaw njariñ googu nag laajuñu leneen lu dul xel mu dal ak pouvoir yu doy yu war mën a tax ñu matal ko loolu daal lañu amoon li nga xam ne bëggoon nañ ko partager ak waa Sénégal ñuy fàttali ni ca na mu taxawee woon noonu la taxawee ba tey góorgóorlu baa ngi fi bëgg liggéey baa ngi fi mais dafa fekk ni tamit bu dëgg jotee dañ ko war a séddoo ñu xam ni kat lii la ñu war a def pour lii fonctionner pour tamit ay yi nga xam ne mooy am ci entreprise yi ñu mën ko fay ca na mu waree mooy yi mu laaj ñu mën ko ci def dalal xel bi ñu war a dalal xel inspecteurs yi ñu mën ko tamit matale parce que loolu président moom moo ko njëkk a wax moom moo njëkk a xeeb li ñu am ba mu xeebee li ñu am nag am na jéego yu mu ci doxoon ñuy laaj nag ministre yi nga xam ne jëwriñ yi seen loxo la nekk ñu war ko mën a matal teg ko ci yoon jërë ngeen jëf.